Ndiaye. ban. dafa am ay sénégalais yu nekk bitim réew war a ñëw tabaski si. ak seen njaboot. ñoom nag mënoon nañoo jënd ay billets d'avion fële ca France fa ñu ne. mais dañuy bëgg di jàppale ñi nga xam ne ñooy agence yi nekk fii ci réew mi. ñu gis benn femme buy jaay ay billets nekk fii ci boor yi jëppal. fi mu nii pour commencer dañuy noppi tur yi ba suba. pour que parce que dañ koy woo ba sonn jotuñu ko jéem nañoo jokkoo ak frère am mais frère am waxuñu lu taxaw mais femmes yi bari nañ bari goo xam ne am na ñoo xam ne dem nañ ba aéroport Orly yor billet bi ñu leen billet bi baaxul te fay nañ lépp. ëpp na wax. waaw kenn ci ñoom wax na ñu déglu ko daal di ñëwaat. dafa am góor boo xamante ne dafa am lu mu def ci verre mais loolu moom ma jox mën naa noonu pour yàgg. lan la. voilà élément bi dafa xam naa dafa jaawaloo léegi nii def dañ koy écho foofu ñëw ci beneen boo xam ne beneen sénégalais bu nekk bitim réew. boo xam ne dafa am problème ak beneen moroomu sénégalais boo xam ni daal booy bi dafa jël gaal egg amul fu mu nekk sénégalais bi hébergé ko mais su démb doonoon tey du ko def. ndaxte kii Sénégal bii ñuy waaj a teg dafa dem bay takk ay bagages am war a ñëw tabaski c'est le 18 xaw ma. jël ab sénégalais teg ñu dénk ñu boole ko ak moom quoi mu héberger ko jàppale ko ci lépp mais lam ko def rëy na rëy goo xam ne Ndiaye xam naa ni kooku moom. ki ñu ko def sénégalais la. sénégalais la kat ki ko def sénégalais la waaw fi ñu ko defante. ca France déglul. dama am benn xalaas bon benn problème laa ko mën a wax. bëggoon ko jàllale. pour sama mbokk sénégalais yi nekk Europe fii ñu bàyyi ci xel. parce que damay déglu xalaas. chaque jour que Dieu fait mais man li ma dal nii man la dal personnellement man maa ko dund man Ousmane man maa ko dund en fait dama am fi benn xarit c'est mon meilleur ami depuis Sénégal la ñu xamante ñoo jàngandoo école maa ko fi njëkk nag parce que man depuis 2006 je suis là samay parents ñu ngi fi sama papa français la sama yaay sénégalaise la ok donc sama xarit bi moom 2012 la fi ñëw moom ñëwee maa ko dalal parce que moom ñoo bokkoon école Sénégal ñoo defandoon école football tout ça mu ñëw 2012 ma dalal ko mu nekk suñu kër pendant 6 mois 7 mois comme ça. étudiant la woon ba mu am logement boppam après voilà mu dem mais ñu sekk jàmm ak salaam c'est mon meilleur ami ok donc temps yi passé mu am benn cousin am bu jógee Espagne ñëw. donc il paraît que si gaal bi la jaar ñëw dugg Espagne après noonu la def ba dugg France bu mu ñëwee France après sama xarit boobu mu ngi tudd Lamine cousin la sama xarit bi bon sama xarit moom fu mu nekk studio la yore benn chambre la yore studio la yore te studio étudiant yi la résidence étudiant yi la foo kuréel étudiant doo fa dugg xam nga donc du coup man mu woo ma mu ne ma dafa am benn cousin am bu nekk Espagne mais dafa ñëw France fii temps yi te dafa bëgg pour ma héberger ko pour ma am fu mu nekk pour l'instant man ko am problème parce que man sama xarit la et j'ai confiance en lui donc du ma gis cousin boo xam te deretam la ñu bàyyi ko si dëkk bi amul fu mu fanaan xam nga amul fu mu dëkk te man ma yore sama logement ma yore sama appartement 2 chambres je vis tout seul donc ma ne man comme jullit laa te sénégalais laa xam nga te moom aussi sénégalais la ma ne ok am problème indi ko mu nekk ak man mun naa kaa héberger sama chambre ngi kenn fanaan fa lu baax rek moo ma taxoon jóg lu baax rek moo ma taxoon jóg ok donc mu ñëw nekk ak man lu mu lay wax ni yàggul dara 2 semaines la ama ak man 2 semaines ok donc voilà man fan yi dama doon waaj a jëm Sénégal jënd naa sama billet jënd sama prépa parce que le 18 bii laa war a ñëw Sénégal le 18 dama war a ñëw tabaski ok donc cousin boobu bu mu ñëwee nekk ak man voilà pendant 2 semaines ma yaatal ko xama jël parce que moom ñoo xaw a tolloo ma jël samay quelques de jokkoo parfois ñuy waxtaan ñu toog si salle bi ñuy waxtaan mu may expliquer nu mu def ba jaar si gaal gi ba ñëw Espagne ba dugg Maroc jóge Libye mais man fan yi damay dem Sénégal mais n'empêche mun nga fee nekk xam nga lépp loo soxla man naa la ko bàyyil fii entraînement man damay dem tabaski mais su ma ñëwee incha allah dañ gën a waxtaan ñu xool lu ñu leen mën a jàppale. ok mais lu baax moo ma taxoon jóg
mais pourquoi ñun man je me pose la question balaa maa eggalee histoire je me pose la question pourquoi ñun sénégalais bëggantewuñu pourquoi nous les africains on s'aime pas. Ndiaye dégg nga ko nee na bala mooy ñëw ci histoire bi. day poser question nit ñi lan moo tax ñun sénégalais yi bëggantewuñu bay defante yenn yi yu ñaaw yi ki la indil defal teraanga yu yow ndekete yow leneen moo nekk sa xel pour gaañ ko. dama koy laaj lan moo tax ñun sénégalais duñ def nànk boo gisee nit balaa ngi dugg ci moom nga fexe xam ko nooy xamee nit 15 jours dem sa kër di ko bàyyi ak moom. nar koo bàyyi ak moom ñëw Sénégal déglu la mu ko def Ndiaye. ayca man lu baax mu ma taxoon jóg. mais lu waaj lu ma def. sama cousin copain bi lu ma def. c'est grave c'est grave c'est grave. sama kër la nekk pendant 2 semaines. bu may wàcc dama koy jëlal foofu ay quelque dama koy defal foofu ay shopping jëlal ko foofu ay quelques jeans ay quelques yére indi ko mën ko am jëlal ko ay dàll. tombé man nag dama doon préparer pour dem Sénégal def samay shopping en même temps. mercredi bii passé laa dem sama banque. ma retiré fa somme pour liquide pour su may dem Sénégal yóbbaale liquide comme ça su ma yeggee aéroport tak dama koy wecceeku. j'ai retiré 3000 euros. 3000 euros ma def ko sama enveloppe. ci enveloppe laa ko def dugal ko sama sac bàyyi ko si néeg bi. comme le gars j'avais confiance en lui bon am naa confiance moom parce que sama xarit bi moo ma boole ak moom. te aussi dama nekk tamit même bu nekkuloon sama xarit moo ma boole ak moom su ma ko gisoon si mbedd dama koy faat parce que jullit laa doomu aadama laa te sénégalais laa. naa am ñaari néeg ma am situation bu baax ma gis doomu aadama di fanaan si biti du ma ko def sama xel mayu ma ko. te waa ji fu mu mujjee ak man c'est grave. man damaa xëy dem liggéey le mercredi asafla jeudi dama xëy liggéey ma wàcc ñëw fekk ma waaji si kër gi pour man bon dafa génn dem parc ba wala dafa dem doxantu parce que parfois da koy def parfois il sort day dem génn doxantu gi ñëwaat ma toog ba ay 20h gisuma ko ay 21h gisuma ko ma woo ko téléphone jotuma ko xam nga ma woo sama copain bi ma ne ko sa cousin bi de génn na mais est-ce que si yoo la ñëw wala parce que ñëwagul ba léegi et là il est 21h. mu ne noo ñëwul si moom man ko kon baax na xëy na dafa génn mais xëy na mu ngi ñëwaat ma tëdd man je travaille à 3h du matin ma yow 3h du matin ma ubbi néeg ma dugg si néegam pour xool ndax ñibbisi na si guddi bi ou pas ma ubbi néeg bi gisuma ko bon après ma commencé paniquer parce que man je devais aller au travail ma commencé paniquer ma xëy dem ma jaar noonu dem liggéey ba ay 8h du matin ma woote ñëw jotuma ko ma woote sama kër si fixe bi pour xool ndax bu dee mu ngi si kër gi dina ma wuyu ma woote si fixe bi di sonné dans le vide y a personne qui a répondu amul kenn ku répondre sama xel commencé ñaaw maa ngi wàcc ay 10 heures c'est la jaar poste de police déclaré ko dafa am sama benn kii bu réer ma ñibbi si sama kër ma amoon lu ma jëndaale pour samay préparé amoon lu ma jëndaale pour ñëw xool dugal ko samay bagage ma ñëw gis samay bagage sama dàll yi bees yu ma jëndoon nekk fa samay quelques yére ma jëndoon nekk fa sama sac bu ma defoon sama xaalis marque yonent bi ma ñëw fekk yóbbu na ko sac bi yaa 3000 euros liquide dedans c'est enveloppe te loolu laa bëggoon yóbbaale Sénégal su ma yeggee takk ma weccee ko ay aéroport ma ñëw fekk yóbbu na xaalis bi xam nga mais c'est pas méchant loolu lu garaawul parce que xaalis man maa ko liggéey man maa ko mën a am loolu méttiwul. Mais je me demande pourquoi nous les Sénégalais on est méchants. Imaginez moom fu mu jógee nit ki fat la te yàlla tax di la jox nga lekk la jox nga naan di la dimbali barki yonte billah wala man je vais décider que il va rester avec moi day des sama kër ba keroog yàlla may ko lu mu bëgg. mais xoolal tey moom pour moom man la yàqalu ma de boppam la yàqal te mënul yàq sama diggante ak sama xarit bi affaire bi nag métti na ma trop. loolu mu yóbbu noonu na ko yàlla na ko jig xaw ma fu mu nekk nag waaye fu mu munti nekk man baal naa ko si xol bu sedd guy mais na jàpp ne du ma la toroxal boppam la toroxal moom magam bi sama xarit bi magam bi man maa ko jàppale ba mu am liggéey maa ko jàppale ba ay léppam sotti mais ñun sénégalais moo soxor man la bëggoon a yàqal mais man mënumaa yàqal sama xaalis boobu mu yóbbu ak samay matériels yu mu yóbbu ak sama ordinateur ak samay dàll ak samay kii yére yu ma jëndoon pour ñëw Sénégal lépp la boobu yóbbu amul benn problème na ko jik c'est juste dama doon déclarer pour Ndoye Bane xam ne ñun les Sénégalais ñu fi nekk dañuy bëgg a jàppalante mais lii moo tax ñuy ragal di fat nit lii rek moo tax ñun ñii ñuy ragal di fat doomu aadama parce que Sénégalais moo soxor boo leen fatee ñu indi la problème boo leen fatee ñu ne Sénégalais dañoo soxor or ko soxoru ñu
Njaay mi ngi noonu waa ji loolu lu dund te xam naa dañ koo yemale fii sax mais li mu wax des na nga ordinateur boobu mu tudd defe naa ne ab yóbbante la benn keneen am ko jox pour mu jëndal ko ay doomam fii waa ji yóbbaale na ordinateur ba. dama ko dégg mu ne da doon def te yàlla tax. waaw jafe na lool ni def te yàlla tax am ci ngaañte. xëy na nag boo ko waxee kuñ yóbbu alalam wala kuñ teg bii déception. mën naa jàpp ne waxoo waxi nit. mais amaana bu fa bàyyi woon waaja mën na ko yàqal lu raw lii mu ko yàqal. yàlla la ko doon yàllaa ko dimbali. nga bëgg ni lii ci moom lii ci gën. man de su doon man noonu laa koy jàppee. xëy na nag bon nit ñi bokkuñu. dëgg la mais boo dee def te yàlla tax. dana jafe loolu nga am ci ngaañte. dëgg la de. kon yàlla da ko doon dimbali yàlla man de su doon mën a noonu laa koy jàppee. dégg nga sëñ Abdou Lahad nee na ñaar bu ñu àndee di wut yàlla te jubawuñu am na ku ca yàlla yitteelu. de moo tax mu ni jéggal na ko waaye da ciy jàngal yeneen moroomu sénégalais mi. jërëjëf yeneen gis nga lii moroomu mu yëkkati kàddu nii. boo demee tey nit a ngi doon waaj a fat nit. waaw dana ca dellu gannaaw. boo demee am na ku fat nit. ma ngay jël ay précautions. moom mii xëy na bu fa bàyyi woon waaja xam nga mi ngi wax ay 3000 euros ay yu mu bagage yu mu yóbbu. amaana bu ko fa bàyyi woon dana ko yàqal loo xam ne. su ko bàyyi woon ñëw tabaski si moom ci jëmi boppam. di wax ma bàyyi tabaski de mais su ko bàyyi woon dëkk ak moom. mën na koo jural ñaata nit la ñu tëj kaso te seen dëkkandoo leen ko yóbbee. dëgg la de ku nu fatoon. dëgg la de. ay yàmbaa juñ fekk ci ñoom. dëgg la de meurtre buñ leen accusé. dëgg la de téléphone boo àbbu woo ci nit ñu enquête ba jël leen jàpp leen. dëgg la de yàlla bu lay bëgg a dimbale. di ko jaaree wala buy defar. day mel ni ku yàq exact borom bi mais njaay réew mi dina toll foo xam ni. def lu baax moom dina fi gëj. moom dégg ko li ma la wax. li mu kii nii li mu def nii. dina tumuranke de. dina tumuranke def lu baax. léegi mu tumuranke de su tumurankewul ba pare parce que kenn wóoluwul kenn. soo mel ni man moom mooy lool. man sama bopp sama bopp. waaw mais ñaaw njort da cee baax aussi. loolu ñaaw njort da cee baax aussi. borom billet d'avion yi. waaw déglul. jaaxle moo tax ñu woo la quoi parce que on est une vingtaine de familles ici à Paris dafa am benn femme bu ñu jaay billet pour ñu ñëw tabaski ji donc ki ci mujj léegi la ma woo jóge aéroport Orly ñu ne ko billet biñ la jaay kenn fayu ko donc te mu yónnee ko billet bi bërki démb mu def ay kiwam yëpp dem ambassade def yi mu war a def PCR am ak yëpp ak ñaari doomam watu yeeg lettu yeeg yëpp yegg rang ba egg ñu ne ko billet bi kenn fayu ko ñi mu ko def bëri na on est beaucoup de famille dañ ko denc ay billet nag yu ñu jënd depuis mois de mai ñun tamit pour ñun parce que buñ la bindalee boo jëndee ñu bindal la ne la sa billet c'est confirmé donc da ngay jàpp ne c'est confirmé d'autant plus que yàgg nañu jaay billet te musul am problème donc là dafa li ñu gën a jaaxal mooy dafa def silence radio donc dañ koy woo du wuyu ñi ngi fii Paris te dafa xam na li muy def ndax ku ñëwul Sénégal doo ko mën a attaquer mais nii rek la ñu mën a def parce que yow yaa ñu toogal foofu aussi man j'ai pas honte de le dire ku am lu ko metti ci diaspora bi yaa ci taxaw yow yaa ñu mën a dimbali jàllale ko sa xalaat. bëri nañu man sama côté rek ñi ma xam dañu bëri donc man def naa sama plainte sama petite sœur def na plaintam sama xarit bi dem léegi sama dëkkaale bi dem léegi aéroport tamit def na plaintam parce que c'est une agence bu ñu daan jaay billet musul am problème mais là plus des millions et des millions am na koo xam ne 7000 euros ndoy baan 7000 euros c'est des millions man 2 millions laa joxe sama petite sœur bi war a dem ak ay doomam mu ngi ci 1 million yi passé dem ak keneen ak DGP mais affaire bi dañ ko étouffé xaw ma lu tax ñun nag sonn nañ te dañu bëgg a ñëw vacances tabaski si ak suñu famille loolu moo tax ñu dajale man fi may gis nii 6 heures du matin laay xëy di liggéey wala may wàcc 15 heures dajale lu ma am kenn mayu ma ko ba muy presque 2 millions yu manqué ma yónnee ko pour man sama billet ça y est c'est dans les poches quoi parce que toujours moo may jaay billet ça fait 2 ans ngi ni moo may jaay billet donc dajale xaalis bu toll noonu plus de 10 millions de francs CFA ëpp na 10 millions yi di dem en un clin d'œil te am mënuñu jéggi ndox pour ñëw lijjanti suñu problème sénégalais yi sonal nañ ñu quoi sonal nañu ñun on est même plus fiers d'être sénégalais dafa metti quoi te lii yëpp jubluwuñu ci dara pour jàppale leen am na ay agence fii France mais d'habitude dañuy jënd billet à partir du Sénégal pour aussi valoriser agence yi nekk foofu mais bu fekkee lii la ñuy am ñun mag ñi sax amul problème mais man sama doom yi ils ont dans leur tête que ne
dañu war a dem Sénégal donc c'est dur wuyootu sax téléphone même boo ko essayé woo su ma la joxee numéro am du wuyu léegi on a décidé de donner l'affaire au service des recherches mooy DIC je pense nga sensibiliser sénégalais yi nekk fii ku ci bëgg dem Sénégal di jënd ay billets yónnee Sénégal ñu jaay la à partir des agences là-bas nañ def attention parce que y a des arnaqueurs laxasu nañ ci voilà genre daf ñu saxal ba ñu miin liggéeyam mu nax ñu comme ça nii parce que def na silence rajo lekk na xaalis bi def silence rajo te du reese noonu nag du reese noonu parce que dañu sonn pour l'avoir. Njaay mbir maa ngi noonu. léegi li ma jaaxal mooy. dégg na waa léegi li may njëkk a laaj sax xanaa xalaasu tey bi Kebs Thiam moo ko réalisé. waaw allo diaspora non xam nga diaspora bi rek la de. laa la bëgg xamal nag. ñi nekk Sénégal mënuñu ni ne bitim réew ci xalaas gi de. laajal abaa mii di tukki. ok xam naa ci dara. gars yi xalaas gi niñ koy dundee dafa ëpp. dañ koy dund bu baax. mais la preuve mooy gisoo li leen metti demuñu ci ambassade jooy ko. déedéet demuñu ci xalaas la ñu ñëw. moo tax ñoom Njaay xam nga war ngaa sant yàlla. Sénégal ba Sénégal daj. wala fu Sénégal mënti ne sénégalais fu mu mënti ne ci àdduna bi su amee problème xalaas lay njëkk a xalaat. yàlla suturaal. waaw loolu moom lu am la. léegi ki ñuy wax ne moom moo jaay bii man dégguma turam. kan la waaw man maa garder tur bi. parce que y a plus de 20 personnes yoo xam ne def nañ ay intervention bañ denc ko. fu dëkk. nee nañ Tëngéej la dëkk. góor la wala jigéen. jigéen la. ok léegi nag puisque woo nañ ko jotuñu ko. woo naa frère am man la ma frère ba wax mënu ma caa jàpp ma ne nañ def nii pour su ko déggee. mu jéem a woo leen jéem a régler problème su kuyul ñu daal di teg interview yëpp. moom mu ngi ñuy déglu normalement war nañ déglu ko. ay waa këram ak yëppam. ku def lu toll nii kay di nga dégg. kon bu gisee appel bi kese dina woote dina woote. ayca voilà présidence.